kan ci yéen moo rey Ndur Thiam te naka la ko reyee. man benn laa si ñu ko rey. I am one of them. Malik Manga. Malik Manga. Modou Jaaju alias Rambo. Modou Jaaju alias Rambo. because ñun ñoo nekkoon benn moto Sambu moo ñu doon drive. Because we were in one vehicle and Sambo was driving us. Just remind us again how he was killed. fàttali ñu léegi naka ngeen ko reyee loo leen def ba niwam yi dem. mbuus lañ sol si boppam bi. We put a plastic bag over his head. tere ko nokki. We suffocated him bem dee. until he died. And what did you do with his corpse? léegi lan ngeen def ak niwam bi. dañ dem maa ngi fàtte place bi naka la tudda foofu lañ dem ñu suul ko. I forgot the place where we went to, but that was where we buried him. Can you tell us in which province or in which village in Gambia he was buried? mun nga ñoo wax ban tunda la biir Gambia fii wala ban dëkk la. waaw fooñi la. fooñi barab boobu mooy barab bu nga xam ne Iranian bi bañ fi nekkee fañ doon traîner soldat yu nekk Kanilaay. waaw xañ na si kanam mun naa am ma fàttaleku place bi ma wax leen. It's in Fonyi, at a place where the Iranians were training Gambian soldiers while they were in the country. But in future, if I recall the name of the place, I will let you know. Does the place Tintinba Forest name ring a bell? mu ne ndax Tintimba tur boobu nuru na fi ngeen dem ndax feneen la. Santamba. Santanba Forest. And can you tell us what happened when you went there? ndax mun nga ñoo wax bi ngeen demee foofu lana xew. bañ demee ba si yoon dañ taseeg solo si dëkk bi balaa nga aga Buyam. On our way, we met up with Solo. Which Solo is this? Solo Bojang balaa nga aga Buyam waaye dama fàtte dëkk bi wax nu mu tudd. Solo Bojang, before you reach Biam, but I cannot recall the name of that village. Solo moo ñu jiitu yóbbu ñu si place bi Santamba. Solo led us and took us to this place in Santamba. How did Solo know that you were coming? naka la Solo xamee ne yéen a ngee ñëw ba mu ñëw teeru leen. Solo mu ngi doon jokkoo ak Noah Baji suñ leader bi. Solo was in communication with Noah Baji, who was leading us. You told us earlier that when Mahmoud Sise and Ibu Job were to be executed, Solo Bojang escorted you to the farm where they were executed. wax nga ñu ci gannaaw ne Solo Bojang moo leen jiite yóbbu leen ci tool wala ci naako fi ngeen reyee ñaari ndaw yi Ibu Job ak Mahmoud Cissé. mu ne ndax moom Solo Bojang moomu moo ñëw teeru leen waat. moom mel na Solo Bojang mi la moom la waaw. He is this same one, Solo Bojang, yes. And this time round, he took you to a different place. ndax léegi nag daf leen yóbbu ci beneen place. waaw. Yes. And you call this place Santamba Forest. foofu ngeen ooyee Ali Santamba ci àll bi foofu. waaw. Yes. Is that in Gambia or in Casamance? foofu Gambia la nekk ndax Casamance. waaw foofu si biir Gambia bi la. That is inside the Gambia. Would you be able to recognize the place? ndax di nga mën a xàmmee béréb boobu léegi. waaw waaye mënuma laa yóbbule woon la ne Ndur Thiam fii lañ ko suul. Yes, but I would not be able to tell you specifically this is the spot where we buried Ndur Thiam. Okay. Thank you very much. jërëjëf. Earlier yesterday we talked about the killing of Haruna Jammeh. gannaaw démba waxtaanee nañ rey kii ni Haruna Jammeh. You told us that you used to eat at his house. wax nga ñu ne amoon na waxtu boo xam ne danga doon di lekka néegam. And that you had a very good relationship with his wife. te jubóo nga woon ak jabaram déggoo ngeen. After his execution,
Did you have occasion to see the wife? ndax bi ngeen reyee Haruna ba pare ndax amoon nga yoon pour gisee ak jabaram waa amoon na chance pour gisee jabaram bi am na bés bu ma ko xelal Yes, I had a chance to meet the wife, and there was even at the time that I advised her. Can you tell us about that meeting and her condition at the time? mun nga ñoo wax ni nga gisee ak moom seen ndaje bi naka la mel ak lan nga wax ak moom ba ma ko doon fekkawut time boobu dafa feebar At the time that I met her, she was sick dafa paralyzed and she was paralyzed. ay banta la doon doxee She was walking with crutches. ma ne ko I said to her, balaa ngay tëdda fii before you lie here, sa dëkkandoor yi wax leen ñu dimbale la nga su dee da ngay génn sax nga toog si bunta bi su Yaya Jammeh di romba mu gis sa condition bi ndax mu mun laa dimbale si faj tell your faju. housemates to assist you, even if to take you out of your house so that you could sit there, and if you chance on Yaya Jammeh coming in, so that you could see your condition and you could possibly ask him for assistance to get treatment. Yàlla def si Yaya Jammeh demam Kanilaay di ñëw By God's grace, while Yaya Jammeh went into Kanilai and on his way back, benn bi bokkoon naa si ñi nga xam ne ñoo ko escort on that occasion, I was one of the people that escorted him. bañ àggee si ngoon si dafa génnoon dem si toolam bu nekk si gannaaw kër gi noonu rek When we arrived in the evening, he had gone out to go to one of his farms, which is situated behind his house. bañ demee foofu bam demee foofu When he went there, booba gerte lañ fa gis ñu ngi gas gerte gi di ko wita we found them, they were harvesting groundnut. soo si la ndaw si ami That was when the lady Ami mu wax dëkkandoor ami ñu dimbale ko pour mu àgga foofu told the people that she lived with to assist her so that she could access the president. soo gaa yi dimbale ko So they helped her ba mu àgga foofu until she got there. li ma gën a yéeme ak lu ma gën a yërëmlu ak fi ma jeexalee rongoñ What, mooy place boobu what made me so sympathetic at that place until I shed tears, mu ngi ñëw mu ngi doxee ñaari banta she came and she was walking with the help of crutches ba mu jublu Yaya Jammeh nii Yaya Jammeh mu ne ko ma ne bàyyil sa banta yi until she came face to face with Yaya Jammeh, and Yaya Jammeh said to her, let go of the crutches and stand on your feet. mu bàyyi banta yi She let go of the crutches. Stand up and show us, demonstrate. akwewul yaay tandinna nii la tax banta yi fii la leen dee dem ñaari banta la amee The crutches were like this, positioned mu ne ko under our bàyyil soldiers. banta yi He said to her, release the crutches. bandaw si bàyyee banta yi When the lady let go of the crutches, daanu she fell. Show us how. You don't have to fall on the floor, but show us how she fell. nii la daanu She fell like this. am daanoo Please take a seat. When she fell down, ma gis Yaya Jammeh mu ree ba di téye biiram bi I saw Yaya Jammeh laughed until he held his stomach. bu joxe gannaaw dugga si motom bi dem He turned back and walked away. ndaw si foofu la tëdd si kër googu la tëdd ba bés bu ko yàlla moomee That lady, that was where she spent her entire time until she died. How did you feel when that happened? very bad naka nga ko gisee naka nga ko jëlee bi loolu xewee bés boobu That day, laa mujjee dugga Jammehkunda ba bés buñ toll nii that was the last time I got into Jammehkunda until this day that I speak to you. because lu tax because mu ngi dëkkoon si këri Jalamang fu mu dëkke ak fu Yaya Jammeh dëkke dafa distant rek la soriwut waaye si benn comme si benn kër gi la daal Because Giancarlo. dañ waaw he lived opposite Jalamang's compound, almost in the same yard.
how would you describe or interpret Yaya Jammeh's conduct? naka nga gisee Yaya Jammeh jëfam jooju naka nga koo waxee. loolu jëfi ku soxor rek moo mun a def loolu. That was amul yërmande si doomi aadama rek moo mun a def. an act of wickedness, an act of someone who has no empathy for any human being. After that, you continued to participate in operations? loolu passé continue nga wala continue nga di def jëfam yooyu nga xam ne loolu lañ leen dee santa. time boobu li ba loolu daan xew. At that time, when that was happening, man bokkuma woon si patrol team bi. I was not in the patrol team. ci end of 2011 to 12 si laa dugga si patrol team bi. It was at the end of 2011 to 12 when I got into the patrol team. waaye booba defoon naa ñaari mission yi mooy bu Ghanaian ak bu Aruna balaa may dugga si patrol team. But prior to that, I had participated in 2 operations, which was the killing of the Ghanaians and Haruna Jammeh. So now tell us about Mustafa Koli. léegi wax ñu mbiri Mustafa Koli. Mustafa Koli soldaaraan mu ngi doon liggéey State House. Mustafa Koli was a soldier who was working at the State House. dañ ko daxoon si army bi. He was dismissed from the army. luñ ko daxee woon nag xaw ma ko. The reason for his dismissal, I do not know. waaye dafa am bés. But there was this day. Noah Badji daf ñu call man Manga moo ma call Noah Badji dafa jox ndigal Manga na call boy ñu dem tase koololi si base bi. Noah Badji gave a directive to Manga to call the boys so that we could converge at the base. What is Manga's full name? Malik Manga. Malik Manga. And did you all converge at the base? ñëpp daje ngeen ci seen place bi foofu. waaw demoon nañ daje fa. Yes, we converged there. bañ fa dajee. When we all converged, Noah Badji dafa génnee kayit. Noah Badji brought out a paper. kayit bi registration moto taxi moo nekkoon ci kayit bi. On the paper was the registration number of a taxi. ak number téléphone. And a telephone number. mu ne. He said. number Atrikoli la mooy Mustafa Koli Atrikoli la tuddoon waaye dafa tuub ñu ooyee ko Mustafa Koli. He said this is the number of Atrit Koli. ne lii number Mustafa Koli la. Mustafa Koli, he converted to Islam and he was now called Mustafa Koli. mu ne naa ko copy. He said that I should copy that number. ma copy ko. I copied the number. nee na nang ko binda. naa ko binda. He said I should write the number. ma binda ko. I wrote the number. beneen bu mu amee woon. The one that he had. mu jox ko Suleiman Sambu. He gave that to Suleiman Sambu. nañu dem leen si trafic bi. He said to us, go into the traffic. ngeen dem ci tali bi. waaw dem leen si tali bi. Go out onto the road. ngeen fexe ba gis kii. Do all you can until you see this guy. borom number bi ak borom taxi bi. And who would that be? kooku mooy kan. mooy Mustafa Koli. Go out onto the road, do all you can, and get the number of the owner of this number and the taxi, who was Mustafa Koli. bañ doon dem. As we were going, ndax Sambu moo njëkk a dem. because Sambu left before. man bi ma déparé di dem. When I left and I was going, ñu call ma ñu ne Sambu gis na ko jël na ko town trip gaa yaa ngi ñëw. I got a call that Sambu had seen him, and in fact he had taken a town trip with him, and they were on their way coming. because time boobu mu ngee taxi. Because at that time he was operating a taxi. Sambu indi ko. Sambu brought him. daanaka mu dajeeg suma aksi. At that time, as they came in, it also coincided with my return.
As at the time you were leaving to go search for Mustafa Koli, were you told what was the nature of the operation? bi nga jóg pour ngeen dem uti Moustapha Koli ndax wax nañ leen lan ngeen war a def. ndigal bu Noah Badji wax ne Yaya Jammeh mu ne ñu téye Moustapha Koli ñu rey ko. The instruction that Noah Badji gave was that Yaya Jammeh said we should apprehend Mustafa Koli and kill him. So you just told us that you, upon your return, you arrived almost as at the same time Sambu arrived with Mustafa Koli. wax nga ñu ne yow bi nga delsi bi nga egga ci la Moustapha Sambu tamit aga ak Moustapha Koli ngeen dajee ci place bi foofu. waaw ndaxte Sambu benn télé bu yàqu la jëloon. Yes, because mu ne ko dama bëgg nga yóbbul ma ko Kololi. mu jëlee ko Town Tree pour mu yóbbu ko Kololi. Sambu took an old television set and told him that he wanted to hire his taxi so he could take him to Kololi. waaye gars yi àggee. When they arrived, ñu jël télé boobu. they took that. téye wante ko pour war koo dugal ci biir néegi Sambu. Took that old television Suleiman set Sambu. and helped each other to take it to Suleiman Sambu's room. ci la gars yi daanu ci ko am. That was when they jumped upon him. Who did that? kana def loolu. Noah mu ngi fa. And Noah was there. Moustapha Sane mu ngi fa. Mustafa Sane was there. Modou Jaaju Rambo mu ngi fa. Modu Jaju, Rambo was there. Fansu Ñaabale mu ngi fa. Fansu Nyabali was there. Malik Manga mu ngi fa. Malik Manga was there. Moustapha Sane mu ngi fa. Mustafa Sane was there. ak man si sama jëmmi boppa. And myself included. ba ko gars yi di daane si suuf si la àgga ma join leen. When, as he was being pulled to the ground, that was when I came in and I joined them. ñu daane ko si suuf. They fell him on the ground. foofu lañ ko bos. That was where he was being suffocated dem dee. until he died. Was anything put over his head? ndax solal ngeen ko dara ci boppam bi. solaluñ ko dara. They didn't put anything over his head. How was he killed? den naka ngeen ko reyee. dox ko gi ñu bos nokkee kaayam bi. They held his throat and then blocked his nose so he could not breathe. And how about the others? What were they doing? ñeneen ñi lan la gaay doon di def ñi ngeen àndal noonu. I don't understand. xam nga yéen ñu bari ngeen du yow kenn yaa ngi ànd ak ñeneen ñi nga àndal noonu xam nga ñeneen ñi dañ bës baatam ak bakkenam so ñeneen ñi lan lañ doon di def. bi mun naa laa wax daanaka ñun ñëpp a ñàpp si ko am ñi téye tànk ñeneen ñi si tànkay lañ téye. I can am tell daano you ñeneen that- ñi si tànkay lañ téye. I can tell you that all of us jumped on him. There were some that were holding his legs, so all of us participated. And what happened after you killed him? lana xew ba ngeen ko reyee ba pare. ba loolu amee ba pare dañ ko dugal si taxi bi Sambu moo drive taxi bi ñun si suñ boppa ñu dugal si suñ pick-up bi toppa si gannaam ba yooni jaabang. After that, we put his body inside the taxi and took him all the way to the road going to Jabang. And Sambu was driving. Sambu was Sambu was driving. driving, yes. waaw Sambu moo doon dawal. Yes, And Sambu we was got driving. into our pickups and followed. And then we got into our pickups and we followed. waaw. Yes. Proceed. bañ àggee foofu. When we got there, just bañ xam nga yooni jaabang bi am na benn traffic light bu fa nekk fu yoon bi jàddee noonu. you know, there is, the Jabang Highway, there's a place where there is a traffic light. si kanamam am na nawek bu fa nekk. In front of that, there is a Naweka station. bañ demee ba tolloo si nawek bi. Upon getting to the spot where the Nawek is, foofu lañ ko weer si motom bi ñu dem. that was where we made him to lie in his seat and then in the vehicle seat, and we left him there. Passenger seat or driver seat? toog fi driver bi dee toog wala fi passager dee toog. foofu na fàtte naa si
fan la actually fan la toogoon. I forgotten that one exactly where we placed him. And why was that done? lu tax ngeen defee ko noonu. loolu moo doon ndigal bu jógee si Yaya Jammeh ne nañ. That was the instruction that came from Yaya Jammeh, ci lu ñu Nuwa Baji wax. according to what Nuwabaji told us. Was it intended to disguise the killing? loolu ñu ngeen def ko pour noba rey bi wala lana tax ngeen defee ko noonu. waaw. Yes. And what did you do after that? loolu passé lan ngeen def. after dañ ñibbi. After that, we went home. This killing of Mustafa Koli, bi ngeen reyee Moustapha Koli noonu. did it follow any particular pattern? ndax da ngeen toppa yoon boo xam ne yoon bu màgget la li ngeen ko ni ngeen miin di def. Were you told to treat Mustafa Koli like somebody else who was previously killed? dañ leen wax ngeen def Moustapha Koli rey ko. comme ni ngeen muusa def. waaw sorry ba ñu doon Nuwa doon jox ndigal bi. When Nuwa was giving us the instructions, def ñu waxoon ne ñu def comme nuñ def Ilo Jallow. he said to us that we should do to him just as we did to Ilo Jallow. waaye Ilo Jallow moomu nag. But that Ilo Jallow, liñ ko doon def. when we were doing it, man time boobu nekkuma si patrol team. at that time I was not yet a member of the patrol waaye team. moom Nuwa Baji si kàddum foofu la am comme nuñ def Ilo Jallow. But by Nuwabaji's own statement, that he said we should do to him just as they did to Ilo Jallow. And what do you understand was done to Ilo Jallow? waaw lan nga xam ci mbiri Ilo Jallow niñ ko defee wala niñ ko reyee. li ma si understand mooy Ilo Jallow dañ ko rey sànni ko comme because ki ma waxal dëjam bi nu mu demee time boobu mu ma fekk kanil waaye ki ma waxal dëjam bi daa mel ne ñu ne Ilo dafa dawal motom bi mu daanu si bridge yi bakaw bële am ndox noonu mu daanu ak moto si biir ndox bi. What happened to Ilo is like his body was thrown away, because at that time I was in Kanalai, but according to the person that narrated to me who went to his funeral, he said it was made to look as if, as he was driving his vehicle, he felt at the bridge around Bakau. So man booba suma xel li ma may mooy Ilo bañ ko reyee dañ ko indi ba si bridge bi foofu puus ko dugal ko si moto bi toogloo ko si moto bi puus moto bi mu dugal si bridge bi gaay bàyyi ko foofu dem. So according to what I could deduce in my mind,